ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu safoo ci biir Sunugal 24 mbégte lu ñuy am ci topp gi ngeen ñuy topp tànneef gi ak kóolute gi ku ne xam ne nag Sunugal 24 bu actualité amee dañu koy topp ba mu jeex tax tey ñu seet si kenn koo xam ne ràññee nañu ko lool ci xeex bi nga xam ne moom lay xeexal réewam di Sénégal mu di Mame Matar Gueye vice-président ONG Jamra moom la ñu seet si tey ci ay sujet d'actualité yi nga xam ne gis nañ ko depuis démb ba léegi moom mooy def buzz wala mën nañ ko tuddee buzz wala moom la ñëpp yi waxtaane ci réseaux sociaux yi donc sans plus tarder dañu koy bàyyi kàddu gi mu di Mame Matar Gueye bu ko defee mu nuyoon te ñu ñuy seetaan ñu mën a xuus ci li waral tey suñu jotaay Mame Matar ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ak am internet di Sunugal 24. waa kay jërëjëf soxna si di teg sama nuyoo ci sa loxo nga mën ko wasaare ci mboolem téléspectateur Sénégal 24 te di am yaakaar ne simili yi ñu fas yéene seq laaj ak tontu dinañ ci mën a jëriñu ñun ñi ci plateau bi kazalika mboolem téléspectateurs yi ñuy seetaan incha allah. di la jaajëfal ci sa disponibilité comme ni ma ko waxee sànq dafa am benn actualité bu nga xam ne depuis démb ba léegi moom la ñuy waxtaanee mu di mbirum Ndeye Fatima Dione mi Sénégal 2020 ku ne gis na li nga xam ne moom moo ci jot a xew ginnaaw bi yaayam génnee def ay révélation que dañu ko violé ba mu jëlee ci ëmb te amaana xamuñu kan mooy papa doom ji ginnaaw si gis nañ ki nga xam ne moom moo di présidente itam comité d'organisation bu élection Miss bi génn mu di Amina wax ay wax yu doy waar yoo xam ne nit ñi ñaawlu nañu ko par la suite gis nañ Jamra génn tamit def ab communiqué ban jàngat nga amoon ci ñaari version yi nga xam ne jot nañu ko dégg démb ba waxal démb yéen tamit ngeen génn amal seen ab communiqué. xam nga dafa am sa benn confrère bu am xorom defe naa Pape Alé la di faral di wax naan ku artuwul di nga àtte. Kocc Barma ne magum waxoon naa ko. loolu ëpp fayda fuuf magum xamoon naa ko ndax boo xamee te doo wax moog daraayam Jamra waxoon na fàtte xaju fi jàmmarloo yi ñu amoon avec benn promoteur de spectacle de Miss Jongama et de Miss Sénégal en 97 jàmmarloowaat ak moom 98 99 ba l'an 2000 mu ne daf ñuy porter plainte ndax Jamra dafa duut baaraam comité d'organisation bi joxe ay firnde ne am na xale yu bari yoo xam ne buntu yàqute la ci ñoom ndax dafa am kilifa yu ñàkk fayda bu ñu bëggee njaaloo ci mbir yooyu lañ koy jaarale waa ji dal suñu kaw presse bi yëpp jàppale ko daal di diaboliser Jamra 98 99 2000 ñu daal di reculer taxaw waaye nag li ci kanam rawu li gët loolu moo egsi tey parce que kenn mënul woon xalaat ni loolu tubaab di wax que l'aveu est la reine des preuves dana jóge ci làmmiñu ka nga xam ne moo remporté couronne édition 2020 bi mu di Miss bi ci boppam def ay révélations extrêmement graves ci anam bi nga xam ne noonu nañ leen meebee ba recruter leen def ay révélations yu grave ci naka nga anam bi nga xam ne noonu nañ leen lalale ay ndëgg sërëx di leen promettre monts et merveilles ay bijoux ay portable de luxe ay billets d'avion ak i xaalis yoo xam ne soi-disant ay sponsors ay donateurs ñoo leen ko may gratuitement ndekete ay ndëgg sërëx la fexe ba mepp leen xëcc leen dugal leen ci hôtel ñu jëflante fa ak i kilifa yu ñàkk fayda ba ndaw saa ngi ni ëmb topp na ci xale baa ngi nii wasin na ba am ci doom bu am juróomi weer boo xam ne kenn xamul kuy baayam lii la Jamra doon wax Miss Sénégal Miss Jongama ngi nii te lii mooy li feeñ mooy li tubaab di wax la face visible de l'iceberg waaye góom yu garaaw a ngi ci suuf ña nga xam ne ñu ngi ne tekk
ànd ak seen kersa ndax buñ ko waxee seen famille tas du jeex kon soxna Fatima Dione mooy ki feeñ te ñu ngi koy féliciter pour son courage ndax toj na buy bi lii la Jamra doon wax ñu naan Jamra à l'art de tout gonfler Jamra nangam presse bi yëpp ànd ak sa promoteur de spectacle la daal di ñu diaboliser mu ngi ni tey. d'accord lor nañu doomu jàmbur moo tax nag comme que dañu ne ci dëkk ci yoon dëkk yoon boo xam ne dafa am ay charte yu wér ci wàllu sàmm suñuy valeur ay charte yu leer ci wàllu sàmm ak aar jigéen contre lépp loo xam ne dafay dégrader l'image de la femme te kii toroxal jigéen la d'ailleurs sax maa ngi jaaxle lool ana mouvement féministe yi doon mbel yi ci avortement bi am nañ lu ñu wax kenn déggu leen alors kon loolu tax Jamra démb ci guddi vers 4 heures du matin la ñu def suñu déclaration pour soññ procureur ndax mu autosaisiru ñu ngi gërëm procureur ndax bi ñu xëyee tey ci suba ce vendredi 19 yéeg nañu ne jël na le dossier en main le procureur ubbi une information judiciaire pour ñu situer les responsabilités Jamra yemul ci loolu demandé nañu procureur en partenariat avec la brigade des mœurs nañu nangul licence ba ñu joxoon le comité d'organisation xotti ko ndax mérité wu ko ku yàqi doomu jàmbur di leen nepp di profiter ci crise économique bi et la crise de l'emploi nga xam ne c'est des filles de bonne volonté yoo xam ne daan seen doole rek la ñu bëgg nga lala leen ay ndëgg sërëx di leen pervertir mérité wuloo ñu jox la licence pour ngay organiser Miss Sénégal nañu retirer licence bi bu ñu yem ci loolu na état bi dissoudre organisation Miss Sénégal ak Miss Jongama yàgg nañ ko wax depuis 98 buntu yàqute porte ouverte à la perversion et au vagabondage sexuel Jamra yàgg na ko wax ñu di ñu ŋaññ ñu ngi nii di ëmbal doomu jàmbur yi te kenn du xam baay bi ñan la kon nag loolu lañ doon sàkku ci procureur am nañu ko ndax yëg naa sànq que procureur jël na l'affaire en main léegi nag ñun ci suñu wàll te loolu yoon moo ñu ko may dinañ ko jël li ñu joon may dinañ ko jël ba mu jeex tàkk li ma am ak yéen rendez-vous moo tax ma toogoon xaar leen waaye dañu war a am jéego jëm ci suñu avocat fa lay ñëw jëm nii maître Moussa Sarr la ñuy constituer partie civile yoon may nañu ko parce que dañu nekk une ONG légalement constituée dinañ constituer partie civile parce que réeréwuloo mbir ni que la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 dafa criminaliser viol maanaam siif ak pédophilie waaw naka la loolu di amee yow nga ne yaay présidente comité d'organisation bi nattu bi dal kii nga xam ne yaa ko embauché di ko defloo Miss Sénégal te du dara lu dul ay séance d'exhibitionnisme ak di jaay sa yaram nattu dal ko ngay jigéen ni moom waroon yëkkati ay kàddu di ko war ko dëfal war a dalal xelam war a dalal njabootam amoo loo wax lu dul un propos aussi irresponsable naan ku ñu violé yow la neex maanaam léegi viol aayul ku ñu violé yaa ko tey. nee na viol ñaari nit a koy def ku góor ki ak ku jigéen ki. waaw bu dee ki koy def moo ëpp doole ku jigéen ki nag wax jooju wax ju garaaw la moo tax loolu la tubaab di wax apologie du viol. kon dinañ ko porter plainte parce que mu ngi encourager les agressions sexuelles qui sont condamnées par l'article 2020-05 du 10 janvier 2020 qui criminalise le viol Jamra yemul ci loolu fii may wax ak yéen am na benn équipe de 6 responsables de Jamra tasaare nañ leen ci Dakar ñu ngi dem seeti des directeurs de sociétés commerciales ya daan subventionner le comité d'organisation di si dugal ay millions di leen ko dimbale et c'est les mêmes ñooy jël seeni millions di ko dugal dans des séries perverses que Jamra a toujours combattu alors ñooñu ba ñu yëgee ñan la Jamra dafa def une équipe de 6 personnes tasaare nañ leen ñu ngi dem di leen rencontrer pour demander leen nañu rocci seeni subvention ñu ngi gërëm nag dontele suñu équipe bi jotagu fa egg parce que mu ngi woon ci suñu liste parce que ñi leen di sponsoriser yépp on a la liste ñu ngi gërëm tam CFAO Motors ndax moom Jamra jotu koo gis sax waaye jël na les devants ba def na benn communiqué en date de ce vendredi 19 novembre daal di retirer sa subvention ba pare nangu son soutien logistique ndax dañ leen daan jox ay oto CFAO moo leen ko daan jox CFAO retiré na ko loolu la ñuy ñaan mboolem sponsor yi ñu mànkoo def ko nañu retirer tout
ndax kii yàq xale la fi nekke ak di wut xaalis ci kaw toroxal jigéen. alors loolu nag dafa war a dakk. Jamra mësul tay di ko wax depuis 98 99 2000 ñu dal suñu kaw léegi ñu ngi nii lor nañ xale yu bari soxna Fatima moo feeñ waaye di ngeen dégg yeneen ci fan yi di ñëw incha allah. d'accord ndax yëf yi bi mu amee ngeen jóg pour xeexal li nga xam ne moom moo di soxna Fatima comme ni mu ko waxee amaana bu doon keneen itam taxawaay bi ngeen ci am tey moom ngeen ci am comme ni ngeen koy taxawee à chaque fois ndax jot ngeen jokkoo ak famille Fatima pour wan leen ne leen déjà am na position boo leen taxawee pour jàppale ko. non action yi ñaar la d'abord foog ñu jëflante ak borom kàddu gu ñaaw gi ki wax naan ku ñu violé yow la neex c'est une apologie du viol bu ñu paree dinañu defal benn encadrement juridique gratuitement à la famille. parce que en général famille yu néew doole rek la ñuy jàpp di leen noggatoo nii. maa ngi lancé appel à soxna Ndeye Amy Sakho bu AJS association des juristes sénégalaises jàmbaar la parce que daaw amoon na fi as ndaw bu ñu toroxal fii ci Sacré-Cœur Mermoz naan que dañ ko bett ci benn étal commercial muy sàcc ay dessous ak yooyu par la suite sax il a été établi que déficiente mentale la àndul xelam waaye boo jàppee sàcc yeew ko rawatina muy jigéen nga xam ne jigéen dafa néew doole par définition lu ci war a tegu lu dul dugal ko ci oto yóbbu ko police waaye ñu ñoddi ko yóbbu ko dans l'arrière boutique futti ko filmer ko dugal ko ci réseaux sociaux yi toroxal ko. alors kon maak soxna soosu ma tudd léegi Ndeye Amy Sakho bu AJS ci mouvement féministe yi la waaye ku am jom la moo àndoon ak Jamra ànd ak Seydi Gassama bu Amnesty International ñu porter plainte auprès du procureur ba xale yi teg nañ leen loxo ci lu bon loolu ñu def toroxal jigéen rawatina koo xam ne àndul ak xelam ba xale yi ñu ngi caabi féete leen ginnaaw kon nag Ndeye Amy Sakho maa ngi lay lancé waat appel affaire bii bu ñu ko bàyyi mu sedd wax mooy doog a jot waaye ñaawteef yi ba mu tàmbalee di dox ci suuf yàgg na Jamra yàgg na ko wax na ngeen jóg ñu jàppale famille yu soxna si famille bu néew doole la ndax xëy na amuñ njëgu avocat sax amuñu ko ñu jàppale leen ndax dëgg feeñ. ndax lii ñu tas ko parents yu bari yoo xam ne seeni doom fa la ñu doxee yàqu seen xel doog a mën a dal. Mame Matar ñu dellu si waat ci propos yu la présidente de la commission bi nga xam ne ñoom ñoo yor élection Miss yi parce que yaa ngi wax sànq que kàddu yi nga xam ne moom la wax kenn rafetlu ko fii ku ñu violé yow la neex muy mel ni que dafay appuyer li nga xam ne moom moo di viol ak yenn commentaires yi nga xam ne négatif na nit ñi di ko bind ay commentaires comme quoi que dafay utiliser xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaawam mel ni lu leen di defloo prostitution déguisée parce que gis nañ Fatima kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci jamono ji ñuy rencontré ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen partenaire la ko tuddee xaw ma mooy naar yi nga xam ne ñoo jóge woon Dubaï ñëw ba di waral coow li am ba lépp loo xam ne waroon nañ ko jox joxuñu ko amaana ci gis-gis wala ni mu ko expliqué dañ ko bëggewoon forcé naar yi ngir mu nekk ak ñoom mu bañ moo waral tey lii lépp am daka nga jàngatee yenn commentaire yi nga xam ne ñu ngi koy wax ak propos yu Fati Amina yi. waaw loolu ndimbalu yàlla moo jur li yëpp ndax yàgg nañ ko def ay jigéen candidate à l'élection de Miss Sénégal ndax xam nga jigéen ñi rek bëgg célébrité bëgg tamit le goût de l'argent facile bi jigéen ñëpp heureusement waaye am na ñoo xam ne dañu am faiblesse d'esprit bu leen di yóbbu ci yooyu situation ñu di leen jekku di leen defloo naka su dul noonu lan mooy ndeyu ay naar jël avion depuis Dubaï dans les Émirats arabes ñëw fii amoo loo def lu dul équipe bu Miss bi ki amee couronne bi ak dauphine yi jox leen rendez-vous naan leen da ngeen di wéttali ces personnalités luy ndeyu loolu wéttali personnalité pour lan def ngeen organisation Miss ba pare wala boog tey ne yéen a ngi koy waaj a def quel que soit le cas avant ou après lu ci yoonu naar yooyu jël avion jóge ba foofu ñëw fii ak lu waral rencontre bi kon nag xale bi bañ gi mu doon bañ parce que loolu bokkul ci programme bi ñu naan ko waaw personnalité yaa ngi nii te yow doo leen tenir compagnie luy ndey loolu moo fësal ne c'est une forme de proxénétisme qui est condamné par le code pénal c'est une forme de prostitution d'invitation à la prostitution de luxe te y a beaucoup de filles qui mènent un train de vie bu jéggi dayoo seen salaire mayu leen ko dara mayu leen ko aveu bii soxna si def indi na la éclaircissement yu bari ci yooyu yëpp alors kon nag bu ko procureur bàyyi mu sedd
na yoon dem jusqu'au bout pas pour fitnaal qui que ce soit waaye dañu war a protéger jigéen ñi parce que jigéen c'est normal ak ni jamono na yàqoo nga xam ne kër léegi góor rek mënu ko yor ah c'est normal ñuy uti ay bunt di mën am des activités génératrices de revenus bu ñu étant animé de très bonnes intentions waaye nag bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañu créer benn structure di piéger jigéen ñooñu nga xam ne dañuy ñëw en toute bonne foi pour di jongante ci wàllu élégance ci wàllu taar ndax am ay cadeau ndax am ay débouché alors bu fekkee dafa am ñoo xam ne nag dañuy profiter ci loolu di leen lalal ay ndëgg sërëx di leen boole avec des pervers sexuels avec des prédateurs sexuels des pédophiles ñu yàq doomu jàmbur yi ñu ne bu kenn wax loolu la ñu waxoon Jamra de 98 99 2000 acca léegi nag mbir maa ngo alors su ko defee nag maa ngi dellu di yeesalaat rek li ma waxoon sànq ñu ngi sant procureur de la République sëñ Bassirou Gueye diiru 24 heures ba Jamra attoo nee na procureur autosaisiru ñu ngi koy sant bi nga xam ne joxe na ndigal pour ñu ubbi une information judiciaire waaye nag am na mesure conservatoire bu war a jiitu wax nañ ko sànq na nangu licence bi na tas comité d'organisation Miss Sénégal ni Jamra demandé woon ñu tas Miss Jongama nga xam ne jigéen ñu bari jaar nañ fa yàqu ba promoteur ba di ñu porter plainte presse bi di ànd ak moom ci loolu une presse complice de la débauche et de la perversion heureusement du presse bi yëpp léegi ñu ngi ni ñaata dizaine de jeunes filles ñoo ci yàqu kii moo feeñ rek parce que moo fippu wax mais ñaata ñoo toog ci seen kersa ak seen gàcca te ñemewuñu wax kenn xamul nu mu toll waaye di ngeen déggaat leneen ci lu dul yàgg incha allah. vu que procureur bi réagir na amaana peut-être li nga xam ne moom ngeen ci jublu woon même bu fekkee am ngeen satisfaction à 100% mën nañoo jàpp ni que xel dal na ci li nga xam ne moom ngeen bëgg plainte bi nga xam ne moom ngeen bëgg yóbbu plainte bi donc contre X ngeen di def wala am ngeen. déedéet loolu xam direct ba nga xamante ne nii. mukk ngeen di def contre X en droit pénal mooy nga war a porter plainte lii wolof di wax ala xam mooy am na jëye ju am mais kenn xamul kan la kii jëye ji ka ko wax ka ko def mu ngi ne fàng ci réseaux sociaux yi du audio dafa affiché wu ñu filmer ko mu ne carrément ku ñu violé yow la neex. kon yéen Amina ngeen di porter plainte. ku ko wax du moom. voilà buñ ko porter plainte nag bu amee fit na taxaw devant le juge répété loolu mu wax dina ko wax lan la code pénal wax ci apologie du viol. L'article la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 condamné wul viol rek de ak pédophilie maanaam képp kuy defi jéego ngir banaliser ko ak vulgariser ko yoon day dal sa kaw moom loolu la def dinañ xam ne na dëkk bi dafa am yoon dinañu xam ne ña ko daan dooleel te daan dooleel les producteurs de séries perverses yi daan def l'apologie de la fornication la promotion de l'adultère sur fond de pornographie verbale dina xam ne ñooñu nga xam ne yoon dal na ci seen kaw ba gis ngeen infidèle suspendre nañ ko 4 mois juillet ba léegi semaine bi passée lañ ko may mu perdre plus d'une centaine de millions ci ay sponsors alors ndaw si dana xam ne dëkk bi dafa am yoon Jamra moomul loi bi Sunugal 7 moomu ko waaye député yi ñoo ko voté démocratiquement mu di une loi qui préserve nos valeurs une loi qui condamne toute forme de dégradation de l'image de la femme alors bu amee ñu ne xumma nag toog seen sañ-sañ la mais ñun am nañu droit en tant que citoyen daa di ne lii nga xam ne loi la ñii jalgati ko na ko procureur appliquer parce que une loi comme ni ñu koy waxee ne doit pas servir de décor juridique une loi est faite pour être appliquée kon ñu ngi demander procureur ginnaaw autosaisir na appliquer bu suñu plainte ñëwee te dootul yàgg na appliquer la loi sur l'apologie du viol na tas comité d'organisation bi nañu retirer seen licence parce que bu loi bu Sénégal bu état bi marqué wul le coup fermement bu ëllëgee dinañ sànq ay jigéen parce que yéen a ngi fàttaliku amoon na fi benn expédition de mannequin yu ñu yóbbu woon Libye mu jur coow lu rëy dama bañ a tudd ndaw si nga xam ne yoon caabi fete woon na ko ginnaaw pendant des mois parce que elle est en train de se reconvertir dans d'autres activités te maa ngi ko ci encouragé waaye loolu amoon na fi alors le Sénégal avait frappé fort ba defee naa kenn dootul jóg léegi di jàpp ay doomu jàmbur des filles innocentes di leen yóbbu soi-disant dans des défilés internationaux ndekete yooyaay
c'est pour les présenter à des prédateurs sexuels, à des proxénètes yu leen di dugal dans de la prostitution de luxe. Alors na Sénégal rester dans cette constante parce qu'on ne doit pas abandonner les jeunes filles à la merci des prédateurs parce que xale yi on ne peut pas les condamner ñoom dañuy bëgg di daan seen doole rek lu ñu am yóbbu dimbali seen njaboot waaye nag ñu di leen lalal ay ndëgg sërëx di leen dugal ci loo xam ne c'est condamné par les lois sénégalaises, c'est-à-dire le proxénétisme et la prostitution de luxe. D'accord léegi ci ak fàttali xam naa foofu la ñuy daal di tënkee li nga xam ne moom moo di waxtaan wi rek gis nañ fi léegi nga wax ni que voilà am na ci ñoo xam ne tey ci maison de production yi pour ñu jouer film sax casting bi ñu leen di defloo maanaam dañu leen di tëddee ba pare. voilà yooyu ñun am na ci dossier beneen xeex la. te on a des xam nga keroog boo gisee Jamra woo Mariama actrice u Infidèle ginnaaw bi mu amee Fanta Siro ak waa Infidèle Evenprod ba ñu tàggoo presse bi laaj ko mu ne dañ ma bëggoo def loo xam ne sama ngor ak sama diine mayuma ko ci jamono boobu xam nga porté woon nañu plainte contre Infidèle ci actrice boobu ñuy wax Lena doon def lu mësul am Sénégal mooy striptease à l'américaine ñu tiim la caméra ngay futteeku di dindi pièce par pièce dindi string dindi say njiitlaay dindi sa slip di toroxal jigéen alors ca jamono booba ci la Mariama de son vrai nom Aïssa Thiam tàggoog waa Evenprod ñu laaj ko mu wax loolu mu wax ne du nangu pour de l'argent ñu di ko def loo xam ne ngor buggu ko diine buggu ko alors ba nga xamee ni réeroo boobu am na lan la waa Evenprod tontu non du moom moo bàyyi parce que soi-disant dañ ko bëggoon jouer le rôle bu mu bëggul waaye ci suñu programme bien rôle am moo jeex ci série bi mu dem ma ne leen ak lu mënti tax mu tàggoog yéen bu yaboo bi muy tàggoog yéen moo xataraayu dem bu yaboo yéen a ko dàq bu yaboo ba muy dem dafa jaar ci parentère bi ci plafond bi wala ci porte bi itteeluñu li ñu amal solo mooy tàggoo nag ñoo xam ne toroxal jigéen mooy seen métier ngir di ci am xaalis Jamra daal di ko soutenir encourager ko waaw ne ko na yàlla dina la jox lu gën parce que jigéen buy sàmm ngorom sàmm image am sàmm dignité am suñu borom du la seetaan mukk ndax yàlla dafa fonk jigéen te y a des affairistes yu infiltrer le milieu de la production audiovisuelle pas pour faire de la création comme ni ko gars yi di waxee déedéet pour se faire de l'argent en choquant à travers le sexe l'argent le sang parce que série boobu moo doon wane jigéen ne coton hygiénique am bu taq ripp ak deret xaw a yëfu ñàkk jom yooyu pour convaincre faram ne ko tey mënuñoo seq ndax dama nekk dégg nga ci période loolu mës na am Sénégal alors donc le fait que mu tàggoog ñooñu ndam lu rëy la ci moom voilà kon nag pendant 4 mois ce producteur là sponsor yi ko daan jox yi millions gis nañu ne support de diffusion yi waa ji amatu ci accès parce que dañ ko aj suspendre ko interdire ko de diffusion alors de la même manière Miss Sénégal bu ñu yaboo xam ne Jamra jóg na ci ñoom te du Jamra rek nous sommes 48 alliés le comité de défense des valeurs morales bu sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall mu ngi ci biir signataire la mooy jarbaatu sëñ Mountakha di sëttam ci maam Cheikh Ibra Fall l'ONG Daaral Quran wal Ihsan bu imam ratib bu Tëngéej El Hadj Aliou Dia mu ngi ci biir la convention des jeunes Tidiane bu sa naataango Mamour Fall bu 7TV mënuma lim ñëpp bari nañ ñoom Adama Mboub ñëpp a ngi ci biir Makhtar Sarr Aar Daara ñun ñëpp a ngi ci biir. gis nañu Oustaz Makhtar Sarr aussi réagir na. moom moo pour défendre ki nga xam ne moom moo di Miss Sénégal bi aussi pour dénoncer. Makhtar Sarr nga xam ne voilà. sa turandoo ngi lay sargal ndax gis nga yow li la dal moo ñu dal ndax yow ba nga doon wax ñu ngi naan waay ñii ñoo compliqué mu ngi nii l'histoire te donne raison defoon nga fi vidéo di naqarlu Miss Sénégal Miss Jongama histoire te donne raison kon nag bu ñu déglu nit ñi. bu ñu déglu naafeq yi nañ seet li gën ci réew mi li gën ci protection xale yi ak aar jigéen ñi ndax ñu bañ di dégrader seen image ci kaw wutum xaalis kon nag fa nga teg sa tànk foofu la
ñu ngi lay ñaanal bu baax oustaz Makhtar Sarr yaag sa comité aar daara yàlla dëgëral seen taxawaay te yàlla dàqal réew mi seytaane ñu profité ñaanal oustaz yeeg sëriñ daara yëpp yi taxaw ci mbir mi yàlla dëgëral leen suñu kilifa diine yi tamit dinañ leen informer incha allah yàlla na yàlla dàqal leen seytaane ñot di seen fan te mu ànd ak wér yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah. merci beaucoup oustaz donc imam du moins am na ci ñoo xam ne tey ay ndaw lañu mais seen rêve moo nekkoon doon Miss Sénégal ak lu mu ci mënti doon li fi am tey yaakaar naa ne war na mën a servir leçon yeneen xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw foofu la ñuy jeexale bu ko defee nga tëjee ko ban message de sensibilisation ngay lancé pour xale yi. waaw foofu day occasion la. lan nga waxati pour. xale yi nga xam ne tey seen rêve moo nekk. voilà kon xale yi jóg naan élection Miss. défilé de mode yëf yaa ngi ne fàng léegi buntu yàqi doomu jàmbur la buntu encouragement à la débauche à la perversion porte ouverte au vagabondage sexuel Jamra yàgg ni ko wax ñu naan oustaz yee lakkale yëf yaa ngi ne fàng ña nekk ci biir ñooy waxal seen bopp ndax Miss bi yóbbantewul moom moo wax. est-ce que li Ndeye Fatima wax démb du may fit ñeneen ñi nga xam ne peut-être dund nañu lu nu mel. te am bëgg am occasion. dégguloo ma ne la les langues vont se délier maanaam ci fan yu dul yu néew à part Ndeye Fatou di nga dégg leneen parce que may na ñëpp fit te ñu ngi ko ciy gërëm incha allah il faut que ñu tas kuréel bi baaxul kuréelu njaaloo la kuréelu yàq doomu jàmbur la kuréelu toroxal jigéen ak di leen jaay ay naar nan ngay jàmmee sénégalais bu ñuul comme yow nga war ko jàppale dans la dignité muy gagner sa vie nga dem di jël xaalisu naar yi. di leen joxe comme prostituée de luxe c'est de la lâcheté c'est une posture antidémocratique antipatriotique na procureur dem jusqu'au bout incha allah. d'accord merci Mame Matar Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne moo di kàddu yi nga xam ne moom nga fi yëkkati ci ay ponk yoo xam ne jot na koo leeral ci coow li nga xam ne depuis démb ba léegi nit ñaa ngi koy waxtaanee ami internet Sunugal 24 way leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme abonné activer seen cloche de notification mën a am suñuy vidéo à temps réel li baas la àndaloon moo nekkoon ci technique bi cant ak ngërëm daf koy ñeel di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci biir Sunugal 24.